jërëjëf jërëjëf mbokku téléspectateurs yi mbokku internautes yi c'est un plaisir de vous retrouver sur votre chaîne de télévision la TMS TV ci seen émission Petit Matin alors Petit Matin may war ko ànd ak sama ay naataango yu nekk ci kër gi di jël nuyoo bi di ko teg ci loxo le PDG de la TMS TV Alaaji Thierno Moulay Sow le grand marabout ci ànd ak Anta Wade de la TMS TV Anta nga nuyoo ak téléspectateurs yi. asalaamaaleykum mbokk internet ak soppe yi ak téléspectateurs yi taamu la TMS TV nekk télé bi feeñal lépp nëbbu waaye itam di nuyu le khalife général le PDG Alaaji Thierno Moulay Sow di ko jox yéeguwaayam toto. jërëjëf Anta Wade Moustapha Fall. Abdou Aziz ñi ngi am mbégte di ziar ñëpp di ziar le khalife général Alaaji Thierno Moulay Sow di ko jox wàccuwaayam di ko ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram di le roi médecine traditionnelle du monde, the king of the all of the king di ziar aussi sama collègue Soxna Anta. jërëjëf Moustapha Fall nous allons aborder un thème d'actualité c'est vrai avec cette recrudescence de la violence ñu di ko dund ah alors je disais souvent à quelqu'un ma ne ko la particularité mooy cette violence victimes yi c'est des jeunes mais aussi ñi nga xam ne ñoom ñooy def ces actes de violence c'est des jeunes quoi alors Anta pourquoi subitement rek ñu constater vraiment cette violence dans le milieu des jeunes. man dama foog ne yar gi jamono ji moo yàqu jikko yi dafa suufee ndax bu fekkee dañu def benn taxaw seetlu ñu gis cas meurtre yi fi am récemment ki fi gaañ nit ki 28 ans la am mooy ca Pikine waaye itam boo gisee jàmm gën kañ fa faat 28 ans la am te ki ko faat aussi 22 ans la am nga fàttaliku bijoutier bi nga xamante ni gaañoon nañ ko fii lan moo ko waraloon 5 millions yi nga xamante ni amaloon nañ ko te kooku tamit jeune la nga demaat fi nga xamante ni mooy université bu Saint-Louis boo gisee ki nga xamante ni copain bi daf ko ëmbal bi mu wannee lor mu ne ko yàqal ëmb bi mu ban mu rey ko jeune la en plus et tu vois que agression li fi am yooyu yëpp du ay agresseur du ñi nga xamante ni tuddee nañ leen bandi waaye dafa mel ne ñi nga xamante ne au sein yéenay nekk au sein li nga xamante ni mooy ndaw yi ñoom ñoo koy defante di jamante di rayante li ko indi yëpp mooy que man je pense que dañu dem ba jeunes yi dañu roy lu ñu xamante ni moomuñu ko lan lañ roy nasaraan yi boo demee ci fi nga xam nasaraan dañu reyante non boo demee États-Unis yaa ngi seetaan film yi tu vois que ni comme film yi ngay seetaan foofu noonu ñoom loolu la ñuy dund que ku mën sa bëre ku mën sa morom duma da ngay ñëw utiliser arme comme film yi ñoom je pense que ñoom seen esprit maturité moo matagul parce que si tu es mature li ngay seetaan si film bi c'est pas la réalité léegi jeunes yi damay foog ne ñoom li ñuy gis nga xamante ni yeneen dëkk yi ñoom ñu ngi koy dund ñoom aussi ñu koy appliquer loolu am na ci de un de deux li ñuy wax mooy psychologue Sénégal ñun dañ ko war a am. bien Moustapha la violence dans le milieu des jeunes que ça soit les victimes que ça soit en tout cas les auteurs des agressions nan lañ koy expliquer. waaw loolu defe naa question bu am solo la explication bi nag bu yaatu lay doon mais boo xam ne ci ay pàcc lay doon damay déjà rejoindre Anta am na lu mu xaw a cof mooy société boo xam ne dafa déréglé wu complètement parce que boo xoolee violence bi am mi ngi am au sein des familles souvent sa frère lay doon wala sa cousin wala sa collègue boo bokkal entreprise wala sa xarit donc mu nekk li ñuy wax ci tubaab déstructuration de la cellule familiale maanaam ab société boo xam ni fu ne la boor bu ne lay méttee mu nekk ab caaya joo xam ne daal fu ne fa xoteeku donc valeur cardinale yi nga xam ni moom la fi suñu maam yi bàyyi woon loolu moom defe naa ni amatul ci société bi ba nga xam ni léegi ñaari fan ñett rek nga dégg ñu ne la rey nañ nit ci kër wala rey nañ nit ci entreprise comme ni nga ko expliqué du ma ci ñëwaat maintenant dañ ci am part de responsabilité parce que comme ñu koy def ci kër yi lañ jógee aussi pareil am dañ ci part de responsabilité mooy éducation bi mu wax sànq éducation bu njëkk ak bu léegi du benn parce que nit ki war nga ko mën a éduquer ba nga xam ni toujours day garder le contrôle gis nga sa contrôle tant que yaa ngi koy garder maanaam di ànd ak sa sago ngay ànd ak sa sago nga xam ni lu mu metti
am na lu mel ni faat bakkan nga xam ni dafa nekk mooy li nga xam ne suñu borom nanguwu ko bañ nañ ko ba nee nañ ci alxuraan sax képp ku faat bakkan te tey ko dañu war a faat sa bakkan kon xam ngeen di faat bakkan du caaxaan donc je pense que doy na waar beneen bi aussi également ñu nekk ci dëkk boo xam ne aussi li ñuy wax problème insécurité parce que xam nga violence bi am ak insécurité du benn parce que violence bi boo xoolee par exemple ci benn bërëb lay amee mais insécurité bi dafa nekk loo xam ni maillage boo xam ni par exemple c'est tout le territoire national insécurité bi bu ñu ko waxee également état bi war na fexe à ce que doonte mënul def benn alkaati ci benn doomu aadama mais ñu fexe ba nga xam ni dañuy visible ci quartier yi ak ci yenn localités yi ba nga xam ni au moins ça fait peur ak ñi nga xam ni am nañ intention def yëfu caay-caay yooyu lu mel ni agresseurs yi ñi nga xam ni ay samba booy lañ def ñoo xam ni daal fu ñu toll rek def ñaawteef moo leen tax a jóg donc mu nekk loo xam ni nag Abdou Aziz vraiment doy na waar daal. voilà dafa mel ne nga interpeller état alors ci la ñuy rebondir maintenant sur l'insécurité enfin les cas d'agression yi ñu constate dans la rue et suñu réalisateur ñu ngi koy wax mu dem indil ñu des images que nous avons pu avoir là-bas du côté de Grand Yoff sur un agresseur qui est en train d'être agressé parce que dañ ko jàpp alors mooy fan yële bañ fi defee un thème sur est-ce que les populations war nañ mën jël en charge maintenant leur propre sécurité donc defe naa ne la ñu waxoon tey mel na ni image yi mu ngi koy illustrer agresseur la jàpp nañ ko mais ñu ngi koy dóor est-ce que Anta war nañ dem tey ba toll foofu tey jar na ko parce que bon waaw parce que boo xoolee image bi kon daal nit ki war na def justice war na fajal boppam pour yow noonu nga gis fi jamono toll maa ngi ñëw Moustapha est-ce que nit ki war na def justice waaw fajal boppam am na ci ay circonstances comme yan tey nga toog ba xaaju guddi waaw ngeen gis ay samba boo yoo xam ne dañu yor ay ngànnaay waaw yori ay fetal wala yor ay paaka wala ay jaasi ñooñu yaakaar naa ne bu ñu leen jàppee faat seen bakkan sax dagan na déet waay waaw parce que ñooñu bu ñu leen jekk woon yéen ñi dëkk ci quartier ba dañuy faat seen ay bakkan donte bu ñu demoon ci justice danañ étudier li ñuy wax légitime défense mu nekk loo xam ne compliqué la mais ñaar yi ngay wax bokkul de waaw te buñ demee ba ci biir aussi mun nañ ko décortiquer parce que légitime défense mooy nit ki ñëw bugg la faagaagal nga xam ne lii moom mu ngi jàkkaarloo yow daf lay faagaagal loolu légitime défense maanaam mun nga défendre sa bopp d'accord comprendre nga waaw mais est-ce que loolu benn la ak nga toog si kër dégg ñu naan benn agresseur nga ca mbedd ma nga génn rek daal dem maanaam jël sa jaas ñëw dóor ko wala yet xam nga bu boobaa nekkatu légitime défense non man waxee moo foofu de voilà très bien il faut nga leeral sa propos yi parce que nee naa la donte légitime défense dafa nekk loo xam ne lu compliqué la waaw lu compliqué pour wax ne lii légitime défense la mais kii nga xam ni samba booy bi nga xam ne dañ ko fekk ak ngànnaay waaw il était prêt pour rey waaw kooku defe naa ni ñaar boo ko reyee yàlla suñu borom bindal la ci tiyaabo ñaar yàlla di bindal tiyaabo daf lay yàlla suñu borom moo ne ku rey doomu aadama waaw mais reyegul waaw mais xam nga intention bi aussi dafa mel ni rey la rek intention parce que ci justice léeg-léeg di nga gis ku ñu condamné ay 20 ans wala 30 ans ndax intention bi da nga gis reyu l'intention vaut l'acte absolument léegi même gis nga dëkk bi tollu nañ foo xam ni tey jàpp naa ni fa lañ jëm mooy population bi di fajal seen bopp comme boo xoolee Mali je te dis au Mali am na loo xam ne dañ ko tuddee article 320 300 francs essence 20 francs et almet mais au Mali amul agression wala ay affaire u sàcc foofu la ñu jëm au Sénégal parce que nag Abdou Aziz nit ñi nekkatuñ ci jàmm mais dañu lay fekk ba sa biir kër léegi daal di lay faat nangu sa alal donc situation bu toll foofu mais population bi ku nekk da nga jël sa responsabilité balaa ñu balaa nga man may borom njaboot balaa nga ma rey la très bien Anta ma ñëwaat ci yow léegi tu prends la balle au rebond maanaam la justice populaire en quelque sorte agresseur bi ñu jàpp ci mbedd mi di ko dóor on a vu tout de suite des images est-ce que réellement war nañu nit ñi war nañu mën a toll nag di fajal seen bopp mais il le faut jar na ko parce que fi jamono toll ku ko wax ak ku ko waxul dangaa tiit ñëpp a jaaxle
de ce fait bu ñu jógee daal di fajal seen bopp ak image yi di jàll képp kuy agresseur bala ngaa def di nga xalaataat parce que tey jii comme cas bi nga xamante ni wane nañ ko léegi ci Grand Yoff moom dafa doon sàcc le fait que mu ngi sàcc ndaw si ñëpp ñëw jàpp ko dóor ko ba muy bëgg a dee ëllëg si biir du sàcc ñeneen ñi tamit bu ñu xoolee lii xam ne ni li leen dal mun na leen dal parce que police bi bien vrai que ñu ngi def seen liggéey mais dañuy wax ne des fois mun nañ yéex en plus mun nañu nekk foo xamante ni police bi bala mu mais Anta yoon waxul loolu de non attends dama ne mais il faut travailler en toute collaboration avec la justice maanaam bu ñu xoolee yoon li mu wax lan nga daf ne un malfaiteur soo ko jàppee da nga koy yóbbu da nga koy livrer à la justice dëgg la amuloo droit nga lever la main sur lui donc lii nga wax dafa mel ni yow da nga tegg yoon def fajal sa bopp xam nga fi réew mi toll teggiwuñu yoon waaye non da nga tegg yoon de li nga wax da nga tegg yoon teggiwuma yoon mais xam nga des fois je dis que la police ou bien li nga xamante ni mooy homme de loi yi dañu war a liggéey en toute collaboration avec la population boobu ñuy liggéeyal man gis naa ni li diine l'islam wax ku sàcc ñu dagg sa loxo waaw loolu moom nekkul dans une république islamique loolu moom yéen a ngi koy tudd mais nekkul dans ça n'existe pas maanaam ku rey ñu rey la ku sàcc ñu dagg sa loxo des choses comme ça ku def adultère ñu lapider la on n'est pas à ce Aziz fi réew mi toll ñu fekk la ba ci sa biir néeg agressé la rey la yaa ngi dégg donc nit ñi bu ñu lëkkaloo lu ñoo fait la force mbooloo mooy doole agresseurs yi ñi dul agresseur ñoo leen ëpp ci Sénégal léegi suñu naree rey ñu ànd dóor ko ba mu bëgg a waruñu leen may lenn ma ne waaw léegi Moustapha dama lay interrompre sur un terme juridique dañ ne nul n'a le droit de se faire justice tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord je suis d'accord waaye ab situation bi réew mi toll loolu da nga koy jël teg ko fële pour lan ñu koy teg fële fu mu yem neex maa la wax loolu dama ne la Abdou Aziz man de xaw ma kan waaye jël naa sama ay matuwaay man bay boo sax naa dem tëdd ci kasu bi 100 ans waaye ku ma bëgg a faat wala ma fekk sama koñ sama biir kër nga bëgg a faat nit te tey ko ma faat sa bakkan bay boo naa dem tëdd kasu je parle nag publiquement ñëpp a ngi may seetaan bay boo nañ ma ñëw jël si mais man li may wax j'assume mes propos parce que nag ku xamul buur saay na xam buur dee na dañu lay rey fii léegi yow yaay perte et puis ki la rey day dem tëdd benn quelque temps mu génn nekk ci dëkk bi di dox say mbokk di ko gis donc je pense que dëkk bi fi mu toll nit ñi nañu jël seen responsabilité état bi bu jëlul ay responsabilités population bi jël seen ay responsabilités mais état bi du tax nga jël responsabilité non mais état bi jëlu ay responsabilités parce que Abdou Aziz xam nga bu njëkk yaa ngi fàttaliku bu njëkk da nga daan gis da daan am ay patrouille yu bëree bëri dans les quartiers mais léegi patrouille léegi amatul mais léegi da ngay toog ñaata weer doo gis patrouille doo gis dara dans les quartiers guddi gi da ngay dox ba bët set doo gis dara ci mbedd mi donc loolu mën na pousser ñi nga xam ni par exemple def lu bon rek moo leen tax a jóg parce que kii def lu bon su gisul ku ko tiital mais day def lu ko neex donc c'est ce qui se passe dans les quartiers moo tax fi mu ne nii defe naa ne réew mi fu mu toll Abdou Aziz nit ñi daañu jël seen ay responsabilités bu baax a baax. waaw xam nga patrouille yooyu nga wax c'est vrai que à l'époque daan nañ ko gis maanaam rondu quoi moom lañ doon tuddee rondu ci wolof maanaam police a ngi rondu mais rondu yooyu Moustapha boo ko xoolee tey avec l'évolution démographique avec l'émergence de quartiers quartiers yi bees yi nit ñi comprendre nga évolution démographique dem na ba nga xam tey est-ce que tey état am na moyen maanaam en permanence di assurer la sécurité est-ce que loolu état am na moyen tamit. mais Abdou Aziz secteur boo dem am na commissariat wala am na ay commissariat. waaw dama ne waaw léegi restons aux parcelles on est aux parcelles. est-ce que Parcelles dispose de 2 commissariats. waaw est-ce que réellement l'effectif qu'il y a sur les 2 commissariats réunis. mën nañ couvrir toutes les populations des parcelles. de l'arrondissement je dis bien. waaw léegi. waaw lan moo empêché état. mu renforcer la sécurité aux Parcelles Assainies tabax yeneen ay commissariat fii ci Parcelles Assainies yokku éléments yi état peut bel et bien faire ça. mais léegi yow da nga bëgg naan chaque koñ daal mais patrouille bi Moustapha mun na jaar romb dem. waaw non lii am et puis généralement boo xoolee agression yi ak meurtre yi am mais ay nit ñu xamante lañ. bien ñoo sûr xam ne dañuy toog di waxtaan bokk ataay bokk kër. mais loolu en fait lan la ci état mun. munu ci daal non man boo déggee ma ne la état. waaw mooy cas d'agression yi nga xam ni par exemple. les agressions dans la rue yi nga xam ni saay-saay yi ñoo koy def. maanaam les agressions voilà yooyu nga xam ni saay-saay yi ñoo koy def ci yenn mbedd yeeg yooyu. waaw mais yi nga xam ni par exemple
ci biir kër yi lay amee. jege ko la jege. loolu aussi dama yaakaar que ni daan yu war. waaw defuñu ko. mu ngoog. daan yu war yi tari. téyel ma foofu ma ñëw. foofu laa bëggoon yegg si. mooy question bi mu bëggoon mujjee. Anta voilà là où je veux en venir c'est vrai que les gens en parlent. mooy soo xoolee dañ naan ñi gracier. en général presque ñoom ñooy récidivistes yi maanaam. ñoom ñooy defaat ñaawteef. est-ce que tey jarul nag ñu xool réellement kii gracier. loolu daf ko jar. parce que président des fois dañuy wax ñu ne dañu indi kii rek ñu signé quoi pour gracier gis nga ñi nga xamante ni c'est le cas bi amoon temps yële Grand Yoff kooku nga xamante ni il est originaire c'est un Bissau-Guinéen moom moo rey beneen étudiant bi nga xam dafa xëyoon war a dem jàngi te pourtant bañ ko laajtee ñu ne dañ ko gracier donc il est temps ñi nga xamante ni dañ leen di gracier ñu xool ñi ñuy accorder grâce. mooy ñi nga xam ne ay repris de justice lañ quoi. ñooñu ñu ñëwaat commettre yeneen acte parce que miin nañ ko ñooñu xam nañu police teg ci. kaso bi sax moo leen gënal ci biti te teg si ñu ngi utiliser yi nga xamante ni ay drogue ay yenn yoo xamante ni am nga ni yow ki yëkkati paaka di ko jam nit am na leneen lu nekk ci biir. donc lu ko neex acte bu muy commettre daf koy def inconsciemment donc il est temps état bi mu xoolaat bu baax ñi nga xamante ni ñu ngi koy gracier ñu ngi leen di gracier parce que les agressions se multiplient les cas de meurtre se multiplient te bu boobaa dinañ leen du baaraam tout. voilà Moustapha dama lay interpeller maintenant au niveau de pour la justice. est-ce que réellement tey ñi jàpp. pour les cas de meurtre et cetera tey peine yi ñu leen di teg dafay proportionnel ak maanaam. fait bi ni mu grave nii est-ce que parfois c'est proportionnel. non maanaam est-ce que daan yi daan méngoo na ak liñ. déedéet mais loolu moo tax souvent ngay dégg ñu lay wax. récidiviste ou bien multirécidiviste. maanaam ku defaat. wala koo xam ne dafa dëkk ci def. gis nga cas yii nii ngay gis ni li xew ni ci réew mi. c'est comme les cas de viol là. gis nga tey ku defoon viol. ñu piqûre boo xam ne genre tàppalee doon piqûre boo xam ne yow dootoo nekk góor. defe naa ni balaa ngaa violer di nga ko xalaataat bu baax ñu privé la ci sa àdduna yëpp dootoo nekk góor defe naa ni balaa ngaa violer di nga ko xalaat. mais pourquoi nga taamu ko ci viol rek. waaw dama lay non damaa joxe misaal mais gis nga tey dama jàpp que ni réew mi bu fekkoon ku faat bakkan ñu faat sa bakkan comme ni Senghor oote woon peine de mort te ñu jotoon faat. kii rayoon Abdou Ndaxaat Faye ba rayoon Demba Diop en 1967 ak Moustapha Lo ba ñu waxoon ni dafa bëggoon rey Senghor gis nga bu ñu defoon loolu waaye Abdou Aziz dund dafa neex gis nga bu fekkoon et puis ñun keroog bés pénc ñun ñëpp daañu rendre compte devant Dieu yàlla suñu borom moo ne mi ñu sàkk moo ne ku rey doomu aadama te tey ko faat leen bakkanam ñun ñu ne déedéet ñoo lànk dañu indi suñu ay loi bopp ku ko def dañ la teg ay daan te daan yoo xam ni léeg-léeg nga gis ku ñu tëj pendant 20 ans au bout de 2 ans nga gisaat ko ci mbedd mi mais loolu mooy lan nit ki faat bakkan ba pare tëdd quelques mois wala 1 an génn taxaw ci bit ça doit pas se passer comme ça di doxe soxlaam mais loolu moo tax nag tey comme nit ñi xam nañ ni bu ñu rayee nit du yàgg ñu génnaat mais ils vont continuer à commettre des actes de meurtre loolu la rek amul beneen secret. waaw loolu la rek. voilà donc li ñuy mujjee Anta ñu ñëwaat maintenant dans les quartiers c'est vrai que moo nekkoon thème mu plateau boobu ñu fi defoon. est-ce que nag nit ñi vraiment tey jar na ñu toog nag réfléchir pour prendre en charge leur propre sécurité. mais comment l'organiser. tonton Aziz jar na ko. mais jar bi biñ koy def dañ koy def ci anam bu tegu ak yoon. maanaam organiser ko parce que tamit des fois mun nañ def par erreur kenn génn rek ñu ne sàccee ñu jël dóor ko ba dóor ko mu dee fekk sàccul fekk na deful dara. waaw de ce loolu fait si mun na am maanaam débordement yi quoi. débordement yi day dem ba ku neex lu waay neex def. te bu fu am débordement rek nga gis fa anarchie gis fa loo xamante ni tey duñ ko rafetlu man je pense que comme que ku ko wax ak ku ko waxul ñun ñëpp xam nañ ne. police bi effectif bi mu am matul. léegi nag li ñuy def dans les quartiers parce que koñ boo dem di nga gis ñoo xamante ne ay chômeurs lañ di nga gis ñoo xam te moo fi ëpp ñi jàng ba pare. lii tax dafay créer emploi ñi jàng noonu ba pare amuñu liggéey ñu daan leen former
buñ leen formé ba pare ci ndigalu nguur gi ñu jox leen ay armes yoo xamante ne tey non pas armes yi waxuma la comme genre kii quoi ñu jox leen yoo xamante ni tey dinañ mën a défendre dinañ mën a sécuriser dëkk bi comme que police bi ñoo ngi fi mais matuwaay yi police bi boo xoolee matukaay seen matuwaay des na effectif bi des na kon nag na nguur gi ñëwaat ànd ak ñi nga xamante ne mooy population bi ak jeune bi ak jeunesse yi ñu former leen ñu jox leen benn formation bu baax daal di leen di jox aussi li nga xamante ne nii bu ñu ko yoree tey jii dinañ arme mun na bañ a nekk ay pistolet kase wala dara mais am na yoo xam tey ko mën na nekk sémmiñ wala jaasi wala dara waaw mais ñoom aussi dañu yor ay sémmiñ ak jaasi. waaw sémmiñ jaas day rey di. day mais non tonton sémmiñ. moom laa wax kooko maas tey jii dina tal leneen lu dul man de boo ñëwee sama kër fi mu ne nii waaw saa bu may tëdd guddi maa ngi njegenaay ak sémmiñ ak jaas waaw agresseur duñ la jege fu may ma ne même bu may génn fajar gi di dem jàkka ja damay bokk sémmiñ wala jaas waaw léegi bu ko defee ñooñu jeunesse boobu noonu ñun population bu fa nekk yëpp dajale 1000 francs suñ ko dajalee salaire lay doon ñu neexal ko jeunesse bi ñoom même police bi nga xamante effectif bi matul ñi fa nekk muy jeunesse bi ñoom dinañu aar ñi nga xamante ne ñoom ñoo fa dëkk bu ko defee sécurité d'accord on y reviendra c'est vrai que c'est un thème d'actualité sur lequel on ne peut pas ne pas encore faire des émissions et des émissions mais on va terminer par des anecdotes que certainement vous avez vécues d'abord je commence Moustapha il t'est arrivé une fois nga ñëw nekk en présence ku sàcc wala ku agressé ci mbedd mi quelle a été ta réaction ak sentiment yi nga yëg waaw sama koñ de mos naa fekk situation boobu gars yi ne dañ koy dóor pour gaañ ko waaw ma oote commissariat Parcelles Assainies le commissaire Thierno Diop mu envoyé ay éléments ñu jël si waaj mais Moustapha li nga wax de contraire yow nee nga sàcc ak yooyu dañ ko jàpp dañ ko doon dóor waaw nangam léegi tu me dis que nañ téléphoné donc li moo xoon sànq yow tu me rejoins waaw xam nga lu tax waaw pourquoi tu as fait ça non xam nga lu tax waaw lu tax waxoon ne dóor leen ko non xam nga loo gis par degré la xam nga sàcc ça n'a rien à voir ak ki nga xam ni il a l'intention de venir commettre un meurtre bokkul de xam nga sàcc par exemple un larce xam nga sàcc loolu bëccëg la woon waaw xam nga léegi nag tu as téléphoné au commissaire pour mu ñëw jël si ko waaw parce que foule bi bu fa nekkoon dañu bëri mais xam nga sàcc dafa bëri ay catégorie ça am na ñuy sàcc dàll am na ñuy sàcc paan sàcc rek moom waaw non attention sàcc du sàcc déedéet même diine l'islam sàcc bu ndaw bu ma dafa am na ma ne diine l'islam xam nga lu mu wax sàcc bi xam nga kañ la ñuy dagg loxo bi bu ñu demee ba affaire bi met egg lu toll 50% c'est-à-dire mun na lor ki mu ko sàcc li mu sàcc rëy na quoi su boobaa la ñuy dagg loxo bi mais bu eggul foofu bu bëri fi kenn du dagg mais boo demee ci justice sax da ngay gis ñoo xam ni perpète dañ leen tëj seen giiru dund dëgg la ak sàcc vol en réunion waaw mais dama ne sàcc lu ndaw mais est-ce que bu gisoon lu mag du ko sàcc parce que dafa gis lu ndaw waaw mais loolu moom la amul la nga xam ni defu ko mënuñ ci kii mais dama ne vol en réunion commis la nuit association de malfaiteurs ku ñu ci jàpp perpète nga jëm mais maintenant léegi tu reviens à ton anecdote léegi le gars là bi police après ñëw nañ jël yóbbu ko voilà très bien waaw jël yóbbu Anta ma ñëw ci yow benn anecdote boo vivre fekkee nga sàcc wala agresseur quelle a été ta réaction suñu kër benn jour fajar la nag ay 4 heures du matin sàcc bi dugg mais sàcc bi amul lu muy sàcc lu dul weeri yére yi léegi yére xanaa du boo fa la woon Kaolack wala Dakar fii la woon Parcelles mu weeri yére yi di génn après fii xam nga fajar gi na 4 heures du matin sax ñoom dañuy waaj a préparer fajar bi jullit yooyu léegi xale góor yi nar kaa dóor may jooy ne leen ay yéen bu ko kenn yow yaay wax li yow tamit non dama ko yërëmoon yow yaay wax li dégg nga mais man quelle contradiction yow yaay wax li yow bu leen ko dóor mu teg yére yi ñu jël paaru ndox xale góor yi def sotti ko léegi après moom muy jooy ne tayi ko moom li muy sàcc sax su paree amul fu mu ko mais yooyu yéen lay ne la war rek waaw du coup ma yërëm ko mais nag Anta je relève vraiment une contradiction dans tes propos parce que yow sànq nee nga nit ñi dañu war a fayal seen bopp jàpp sàcc buñ ko dóoroon yére kese yére yi mu sàcc yére kese mais bu fa fekkoon ne daf koy sàcc am déet c'est pas grave ay yére mais bu fekkoon sàcc na lu rëy yére rëyul association wala mu def benn association de malfaiteurs. D'accord. Voilà, donc c'est sur ces anecdotes que nous allons refermer cette émission, c'est vrai. Alors, tout en wax ne dañ ko poursuivre, Moustapha, le mot de la fin. waaw le mot de la fin de mooy di sensibiliser waat askan bi. di leen wax ni l'heure est grave. Très grave.
ku nekk nag fi mu ne nii war nga taxaw gën a farlu ci insécurité bi nga xam ni mi ngi lëmbee askan bi ku nekk war nga jël sa matuwaay fi mu ne nii ci bépp fànn nag waaw parce que borom kër moom dafay jël matuwaayam dëgg la su bañee ñu bettu ko waaw di vraiment nuyu encore le khalife général di Alaaji Thierno Moule Sow di ko jox wàccuwaayam di ñaanal madame Sow gudd fan ak wér-gu-yaram di ko ñaanal aussi presse Moule mu dem ba sut ay waajuram di nuyu aussi suñu mbokku téléspectateurs yi ak suñu mbokku internautes yi nga xam ne ñu ñuy seetaan à travers le monde jërë et ngeen puis j'espère que di nga ma wutaaleel man tamit benn sémmiñ quoi. man de sémmiñ de maa ngi ak moom waaw maa ngi ak sémmiñ boo xam ni boo ko séenee sax da ngay daw d'accord ante le mot de la fin. amul contentement ak mbégte ci émission bi ak thème bu am solo bi nga xamante ni jamono ji Sénégal bu ko sa doom génn yaa ngi tiit ba xam dina yegg si waat ak jàmm waaye itam di wax parents yi nga xamante ni surtout yaay nga xamante ne yaay moom mooy yar ñu gën a ñaaxaat seeni doom ku ci nekk wéet ak sa doom yeddu ko xamal ko àdduna xamal ko ne jamono kenn nekk fi alal boo ko bëggee am danga koy liggéey bu alal tax nga faat kenn bu alal tax nga bàyyi say nit bu alal tax aussi nga dugg ci naka su dul noonu waaye itam ñu moytu li nga xamante ne mooy drogue bi ak alcool bi nga xamante ne tey boo ko defee mun na tax nga def ay actes yoo xam ëllëg di nga ko réccu ndax woy bu dul fay lay doon sa njaboot ba ci say sët. voilà bu alal tax nga def loo xam ne mënuloo ko donc ci information yi jot meurtre bi am à Pikine sur une jeune dame du nom de Kiné Gueye c'est ça son nom alors il paraît que waa ji ko boom alors dafa waroon ngénte bon jabar ji laaj ko alors ci li mu wax waaw ci li mu wax pour le moment on s'en tient à ces déclarations mais loolu rek mooy wane ne nit ñi quelle que soit la pression bi ñuy vivre au niveau de leur famille que ça soit muy seen coro que ça soit muy seen jabar que ça soit muy n'importe quelle situation bu mu leen jaral ñuy def loo xam ne ni ëllëg dañ ci am lante ak buur am lante ak seen borom nit ki na def li mu mën bëgg xew taxul ngay dem di lebi bëgg xew taxul ngay dem di sàcc bëgg xew taxul ngay dem di def loo xam ne mënuloo ko donc loolu mooy li ngeen xam ne moom lañ leen indiloon sur la recrudescence des violences qui sont en train d'être enregistrées et surtout dans le milieu des jeunes qui sont les victimes mais aussi qui sont ceux-là qu'on a pointé du doigt. On vous donne rendez-vous sur la TMS TV pour d'autres émissions thématiques. Merci et bonne fin de journée.